asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum waa Sénégal ak doomi Sénégal fépp fi ngeen mën ci nekk si àddina bi maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziyaara diggee bor la suñu daje bu mujj bi maa leen waxoon ni amoon naa ay exclusivité bi ma leen bëggoon a jox waaye ci période boobu dafa fekkoon ni maa ngi fii Casamance dama ñëwoon ci ñeent fukki lu guddi sama yaay mi génn àddina tax na ci ëllëg si ak fan yi ci topp dama nekkoon ci ay lijjanti yu bari taxoon taluma jàkkaarloo ak yéen waxtaan ak yéen dëj boobu ma waxoon leen fii ngeen jaale ma barki démb le 19 octobre 2021 la ñu mujjee def ñeenti fukkeelu guddi gi may sakkuwaat encore si yéen sama waajur bu jigéen boobu ngeen mayal ma ko ay ñaan yu bëri sunu borom yërëm ko te xare ko àjjana moom ak ñi muy fekki ak ñi nga xam ne dinañ ko fekki incha allah. mbokk yi gannaaw loolu tey di jeudi 21 octobre 2021 comme ni ma leen ko waxee woon ci vidéo bële passé woon dossier Adji Sarr dafa am ay évolution yu bari gis ngeen ko keroog semaine ba la ñu génn gis nañu góor gi di maître El Hadj Diouf génn ci plateau 2STV xamal ni Sénégal moom dañu yàkkamti ñu dem ci jugement dafa yàkkamti comme ni ko camp Ousmane Sonko waxee pour ñu àttee dossier bi ndax li nga xam ne moom la ñu avocat bi wax nee nañu Adji Sarr waxtu ji ñu nekk dafa nekk ci fitna ba mënut a génn dem marché mënut a dem fenn wala buy dem dafay muuru dafay kaalaw ma déggal kaddu jooju parce que balaa ñoo yegg ci tey il y a plusieurs semaines ci ginnaaw wala boog weer gone gii di Adji Sarr dafa woowoon benn ku jigéen pour mu ñëw fekk si ko mu létti ko mais bi ko kooku laajee fan laa lay fekk daf ko xamal ni ay nit dinañu jël si kooku si oto yóbbu ko mu dem fekk moom fu mu nekk boole ci ne ko na dem wax kële di Ndey Xadi parce que keroog ba ngeen di fàttaliku le 5 wala le 4 mars le 4 février du moins 2021 Adji Sarr dañ ko dajaleeloon ay bagage am bu muy génn si kër gi am na bagage yu mu yóbbu am na yoo xam ne dafa newoon maye na leen ko bagage yooyu am yoo xam daf ko dënkoon ay xaritam yére yooyu la laajoon pour nañ ko delloo ñu jigéen ñooñu wax ko ni ñoom du ñu dem jox ko directement dañ koy jox Ndey Xadi léegi nag moom Xadi Adji Sarr mu débrouillé wu dem ci Ndey Xadi pour jëli ay bagage am boobu ak léegi demul parce que ñooñu ñemewutuñ xamuñu fu mu nekk puisque ay auto spéciaux yi ñoo ñëw jëli leen pour yóbbu leen ci Adji Sarr pour coiffer ko wala pour leneen ñooñu nanguwuñu ko def mais moom Adji Sarr it elle est coupée du monde mënut a demal kenn mënut a dem mënut a dikk ñàkk mën a dem ñàkk mën a dikk boobu pesé na ko ba finalement beneen affaire bi nga xam ne dugg na ci mooy nee na lu ñu ko dikk joxuñu ko maanaam comme ni ma leen ko waxee keroog bi mu waxee ni moom léegi star la parce que dafay maase kii nga xam ne mooy Ousmane Sonko bi gars yi tegee seen deal dafa am lu ñu ko dig ne dañ ko koy jox nee na boobu ak léegi lu ñu ko dig joxuñu ko tax na li tubaab di wax elle a disjoncté ou elle a pété les plombs maanaam dafa mel ni ku jëfaru kër googu nga xam ne moom lañ ko dënkaane mu nekk ak papam jooju di avocat bi te du ma tudd turam xamal na leen ni moom mënut a nekk ci kër googu déconné yu metti daal di jël ay gaddu ay bagage am daw génn kër gi exclusivité la fi ci Kéwoulo ci li ñu xamale bi mu dawee dafa dem toog ci station Shell bi nga xam ne moo nekk Ngor Almadi toog na fa pendant des heures mu muuru ku fa fekk ni mu mel ni ku sol mël fa nit ñi ñëw di ko romb foofu fekk dafa woote woon benn ku jigéen koo xam ne du mu tudd turam pour protéger ko pour kooku ñëw jël si ko mu làq ko këram ku jigéen kooku bu fekkee ne bëgg ngeen ci tettal ku jigéen kooku activiste la boo xam ne lu bëri wax trop ci cadre Adji Sarr mu daw dem ci këru kooku boobu ak léegi nag kookoo ko fat def nañu médiation bu bëri pour Adji Sarr daal di dellu ci kër ga mu nekkoon kër ga nga xam ne waa kër ñàkk jàmm fa lañ ko fatoon bu ñuy teg seen deal nee na dee moo ko gënal mu delloo ci kër googu am na it beneen avocat bu góor bu ñëw taxaw ndax dañ ko laaj ne ko mu fàtt ki nga xam ne mooy Adji Sarr
aji ne dootul demati kër kooku tamit donc fa mu nekkoon ñu fat ko fa génn na fa keneen ku ñu proposé en secours pour mu ñëw jël si ko Adji Sarr nee na demutu foofu parce que moo xam lan la fa dund ci kër gi mais deuxièmement nee na lu ñu ko dégg defuñu ko tax na mu génn foofu ñoo toog ci station essence bu Shell bu nekk route des Almadies Ngor Almadies mu toog fa ba ab xale bu jigéen boo xam ne activiste la ma bamtuwaat ko ku bëri wax ci télé yi ci cadre Adji Sarr kër kooku lañ ko fat bu ngeen bëggee ma jox leen tettal dinaa leen wax ni ca Mermoz lañ ko fat ku jigéen kooku nag moom ay mbokkam xamal nañu ko ni na génn ci affaire u Adji Sarr ba mu set wecc woo na nag ay nit ñu mu xam pour naka la ñuy xool ñu organiser wu ñu arranger yëf yi Adji Sarr génn ci loxoom kenn ki nga xam ne nag ndeyu mbili gi la ci la bokk ñëw na proposer leen xaalis bu bëri pour ku jigéen ki nga xam ne moo fat Adji Sarr léegi mu dem Almadies loué fa appartement dëkk fa ak Adji Sarr mais xale bu jigéen bi nga xam ne du mu tudd turam pour la protéger waa këram yi nee nañ ko na ci génn parce que lépp lu waaye laal ci yëfu Adji Sarr yàgg danañ ko xam te dañuy bañ suba mu am ci problème tax na bi ñu jógee ci phase yooyu ay phase de médiation bu extraordinaire commencé na parce que ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko dem nañu ci moom laaj ko lan la xam ci yëf yi parce que xale bi fu mu nekk nii dafa perturbé xale bi fu mu nekk nii dafa feebar moom xamal na leen ni na assumer rôle bi nga xam ne moom lay joué wala boog ñaar moo ci nekk pour moom Ousmane Sonko li dem ci côté am nga xam ne poursuite yi nga xam ne bëgg na ko entamer contre Adji Sarr mu bàyyi ko na dem publiquement jàkkaarloo ak ay journalistes wala mu génn mu dem parce que Adji xamal na ni tànk yi mu nekk du delluwati kër bi ñu ko dénkoon te dafa taxaw fas yéene wax lépp li nga xam ne xam na ko ci complot bi Ousmane Sonko xamal na leen ni moom amu ci lenn loo xam da ciy jàpp wala ciy def Adji Sarr na jël ay responsabilités am tax na maa ngi jël tout le Sénégal à témoin ci cadre Adji Sarr parce que waxtu ji ñu nekk génn na fi nga xam ne ñoom làq nañ ko fa waxtu ji ñu nekk benn activiste moo ko denc te waxtu ji ñu nekk dafa décider nii moom lépp li mu xam ci deal bi da koy wax ndax dañ ko jouer le rôle boo xam ne boole ci luñ ko dig defuñu ko tax na il y a quelques jours encore avec insistance nit ñi dañ ci insister xamal ñu ni dafa feebar ba dañ ko yóbbu ci benn structure sanitaire ñu ngi ko fay faj ma xamal waa Sénégal ni ki responsabilité wu Adji Sarr mu ngi ci loxo ñii nga xam ne ñoo décidé ni ñoo koy taxaw ñoo décidé couper ko de sa famille ñoo décidé fat ko waxtu ji may wax ak yéen ci information yu ñu amee Adji Sarr wérut dafa tawat dëggantaan njaay donc may invité waale une fois de plus famille am kii di Faby Rama Sarr muy baayam xamal ko ni waxtu wii ñu toll doomam dafa nekk ci ay jafe-jafe santé waaw te kër gi mu nekkoon nag génn fa gedd na nee na dootu fa delluwaat donc waxtu wii lañ koy interpellé waat encore moom en tant que père de famille mu dellu jéem a dem récupérer doomam wala mu jël assumer li nga xam ne mooy responsabilité am en tant que père mbokk yi loolu mooy dernières informations yi nga xam ne yi concernant Adji Sarr yoo xam ne bëggoon naa ko te waroon naa leen ko jox yëf yaa ngoog coow am na digganteem ak ñi ko fat Adji Sarr génn na fa daw na ñoo toog fële ci station Shell bu nekk route Ngor Almadies nee na delluwaatu fa mu woo benn xale bu jigéen boo xam ne activiste la boo xam ne temps yëpp bëri woon na wax trop ci wàllu Adji Sarr ci télé yi kooko ko fat fële ci Mermoz jox naa leen quartier bi boole ci benn avocat jóg na pour mu négocier pour récupérer Adji Sarr ndax dañ ko koo sant mu dem këram Adji Sarr nee na demu fa ñi nga xam ne ñoo ko defloo opération bi teg nañu xaalis bu weex tàll ci kaw table bi pour ñu jëlaat beneen kër bu nekk Almadies ku jigéen kooku nekk fa ak Adji Sarr nee na demut waxtu wii ñu nekk nag dafa tawat mu ngi hôpital te yi ma attirer attention wu sénégalais yi ni ko lépp li ko dal sa vie est pratiquement en danger parce que au-delà du fait que mu génn ñu naan dañ koy dóor wala dañ koy rey moom dafa tawat waxtu jii ñu nekk donc mbokk yi loolu mooy li nga xam ne diggoon naa ko ak yéen moom lañ ko jox di leen ñaanal jàmm jërëjëf